jaa ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk ya ca gën a fës bokk rek ci li ñu nemmeeku ci ay bis bi nag lu toll ci ñeenti kon gone yoo xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ci géej gi rawatina ak fële ca Géejawaay ñooñu nag doon sangu rek ci tefes yi nga xamante ne daanaka booy xool dañu koy tere way juri nag ñoom jàpp nañ ni daal war nañu rek gën a taxaw ci mbir mi ndax lu cee baree bari ñoom ñoo yore responsabilité kon gone yooyu loolu ñu gis ne nag li ko waral bokk na saxit ci li ñu wax ni ñu ne yenn ci tefes yi nag nga xamante ne ni public bi moo koy moom wala bokk privé bi ñu tey dem di fay xëy na loolu mooy tax gone yi duñu ca mën a yegg ba tax na nag ñuy dem ca fa nga xamante ni dañuy tere ku fa sangu beneen ponk ci biir xibaar yi procès en appel bu maire bu Ndakaaru Khalifa Sall procureur général bu cour d'appel bu Ndakaaru ma ngay sàkku nag ñu daal di rek kon téewaat la nga xamante ni moom la ñu njëkkoon a atte ca caisse d'avance ba lu soxal nag kon délibéré ba ñu ngi koy xaar fanweeri fan ci weeru août lu ëpp ñetti tonnes ci yamba moom la gendarmerie teg loxo ca diwaanu Thiès mu am ci ay doomu aadama ñu teg loxo bokk na ca benn soxna tàggat yaram ak Eumeu Sène ni ñu ko xamee nga xamante ne jamono ji kon moom mooy buuru lamb bi tax na ay laaj sampu ndax dana yomb nit sëgg ak moom moomee di Eumeu Sène li leer ba leer mooy am na ñoo xamante ne jàpp nañ ni nag war naa mën a am ay revanche yu bare bare waaye am na ñoo xamante ne gisee nañu ne leen ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi-léegi dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko rek ak gone yi nga xamante ni ñàkk nañu seen bakkan ci diirug benn ay bis képp ci géej gi danoo lapp fële ca géejawaay loolee la ñu wàññi ñeent ci doomu aadama yoo xamante ne kon lapp nañu ca géejuwaay ba loolu nag ñu ne daal ñi nga xamante ni ñoom ñooy di waajur yi kon am nañu ci responsabilité ndax ñoom ñoo war a taxaw ci lu njëkk ci kaaraangeek seeni doom waaye tamit gis nañu ni am na ci ay tefes yoo xamante ni dañuy tere ku fa sangu waaye gis nañu ba nëga ni kon ndaw ya nga fay yegg waaye nag li gën a métti rek nee ñu kilifa yi dafa mel ni waxaguñu dara ci mbir mi Salif Sow. nit yu ñàkk seenu bakken ci week-end bi weesu loolu lañ seetlu ci géejawaay ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa lab ñëpp ay xale lañu fukki at ak ñeent lañu am jàpp fukki at ak juróom-ñett diggante samedi ak dimanche ba léegi am na yeneen ñaari bakkan yoo xamante ni sauvé nañ leen ñaari gune dañ naroon lab ña fa doon sangu jàpp ca ñii ñëw nañu yokk bu baax li mu gune yi nga xamante ni ñàkk nañ seenu bakkan ci géej gi ba vacances yi doo rek léegi ci capitale bu Sénégal di Dakar nee nañu bu néewee ba néew ñaar fukk ak benn xale ñàkk na seenu bakkan ci géej gile jamono ji dafay tàng ñoom dañuy dem géej bu baax rawatina sax géej yi nga xamante ni dañuy aaye kenn di fa sangoo géej yooya kenn du fa seen sax takkandeeru maître nageur wala surveillant de plage leneen loo xamante ni gën na graaw fii mooy plage yi nga xamante ni kenn aayewut ñu sang fa ñaare daa mel ne ku amut ay koppar doo fa nekk ndaxte faw nga fay ngir nga toog foofee ci jamono jooja ci banlieue bu Ndakaaru nga xamante ni géej gi fii yépp daanaka dañuy aaye ku fi sangoo amut fay moo tax ñu bari foofu la ñuy ñëw amut mbir boo xamante ni mën naa tee xale yi ñu dem géej lu mel ne ay piscine fii li nga xamante ni mooy war jur yi wax gi ñuy waxtaan ak ñoom mooy tax ba gune yi la toog ñoom nee ñu dañuy tàng dañuy dem géej fubal yi wala ñu sangu loolu lépp mu ngi amee ci ay kanamu kilifa yoo xamante ni tekk tekkaaral lañ ca def jamono ji ay bakken yu bari ñu ngi des ci géej gi. Salif Sow ni ñu ko waxee léegi kon ci reportage boobee am na ci ay tefes yoo xamante ne boo yorul koppar doo ca yegg moo waral nag gone yu bari ñoom la ñuy bëgg rek bu boobaa mooy dem fi nga xamante ne nii doo ca fay dërëm waaye nag loolee wóorul ndax tefes yooyu nga xamante ne dañuy tere ku fa sang ñaare ku fa yegg ku ne mën nga caa ñàkk sa bakkan loole nag tax na télévision Futurs Médias daal di sampap laaj ci wàllu woowee muy gox goxaani ba ci nguurug Sénégal ku ci nekk yaa ngi naan yaa deful la nga war a def. Cheikh Diop. Ngor bokk ci géej gi nga xam ne moom la askan wi di gën a fréquenté file ngir nga dugg ci biir faaw nga fay juróom benn fukk ngir mën a sangu. fii soo fi ñëwee dana lu lay fay du bëri te dana ñëw fii nii rek quoi jël sa temps jàpp sa air. jamonoy vacances yi nag doomu aadama yi lap ci géej gi di gën di bari bu ñu sukkandikoo ci défenseur bu environnement bile di xam na ne privatisation yi les plages moom moo waral lu ni mel. plage yëpp yu ci ëpp dañ ko privatiser bu ñu ko privatiser nag partie yu baax yëpp dañ koy jël xale yi mënatuñu sangu feneen fu dul feneen foo xam ne fu ñuy gis yëpp dafay bëri ay xeer bëri ay vagues te du am sécurité. boobu la situation nag tax ab laaj daal di samp ci ana ñan ñoo gérer li nga xam ne moom moo di gestion yi yile géej nguur bu Sénégal ak itam collectivité locale yi di sànnante bal bi. nga yoru ni géej gi dafa xaw a complexe parce que soo jëlee man sama côté man maay maire ko Fann géej gi nekk Fann da nga naan maire moo ko war a yor
or loi bi waxul loolu loi bi ci acte 3 bi dafa ne c'est la ville de Dakar et l'État. ancien parlementaire bi la ak ñu ñoom yàgg xeex lu ni mel ñoom ñi le nag li ñu bëgg moom moo di géej yi ñëpp mën cee jotee ngir lu ni mel ñuy sàkku sax nag ñu daal di voté loi ci li nga xam ne moom moo di littoral yi. plage bi dañ ko gën a accaparer moo tax ñun dañu doon xeex pour ñu mën a voter la loi sur le littoral pour ñu mën a protéger littoral bi pour ñu mën a fexe ba accès public bi am dans des mesures de sécurité xale yi mën a dem sangu. Perle di plateforme pour l'environnement ak itam réappropriation du littoral ñoom ñi le nag yàgg xeex lool ci géej yi nga xam ne rek dañ koy privé askan wi ngir ñu mën cee jotee ba cas de noyade yi bu mënta ñàkk mu doon lu ñuy fàttaliku. Cheikh Diop ñu di ko jaajëfal kii nag ab supporter Bombardier la woon dafa ñàkk bakkanam rek cib crise gannaaw nag ba mu dégloo rajo ba ak li ñu ne Bombardier B52 daanu na loole nag ci woto la ko fekkoon mu doon jëm si fii ci Ndakaaru gannaaw bi nag la daal di crise ba ñàkk bakkanam moom waa joojee tey ci suba nag lañu ko xëy denc ca Joal ga mu fekk baax foofee nag la doon dund ak soxnaam ak ñeenti doomam ñu yegg ba commune bu Gandon nag askan wa nekk ca fa ñu naan Njaw Siir ñoom nag ñooy naqarlu li nga xamante ni moom moo di seen i jafe-jafe ndax nee ñu amuñu poste de santé ba fa nekk nag tur baa fa nekk rek waaye tey jii boo ko xoolee daal du doy nuru lenn poste de santé naka noonu nit ña ngay sàkku rek ñu dimbali leen ci ab tali bokk na tamit ca nañu jànkonteel ñàkkum ndox ak courant Ousseynou Diop. Njaw Siir askan wi fii yeewoo toll na ci fukki junni ak ñett ak juróomi téeméer fii nag lii mooy poste de santé bi bokk na ci li na xari askan wi. jigéen ñi bu ñu nekkee jigéenu wérul ba toll si diggante tey jii dañ leen war a évacuer Ndar parce que on n'a pas de case de santé te fii transport daf fi jafe da ngay taxaw si tali bi 30 minutes wala 1 heure de temps oto bu romb fees. nit ki mënoo liggéey te wéruloo tey bu fekkoon ni am nañu foo xamante ni daañ fa mën a bu ñu feebaree ñu dem fajoo fa dina baas ñun Ndiaw Siir daf ko soxla trop parce que Ndiaw Siir dafa peuplé. leneen loo xamante ni askan wi jooy nañ ko jëm ci wàllu ndox mi ñu ni dafa manqué ci dëkk bi ndaxte ngir nga mën ko am force nga dox lu sore dem ci ay borne fontaine. ndax ndox l'eau est vitale l'eau est indispensable à la vie nit mënul dund te amul ndox nañ ñu jàppale si courant suñ doom yi mën di jàng di avancer nañ ñu jàppale si faju bi nañ ñu jàppale tamit si école bi si gàttal daal on a des problèmes l'état de Ndiaw Siir est triste et déplorable. Njaw Siir digganteem ak Ndar Géej matul ñeent ci ay kilomètres askan wi nag ni jafe-jafe yooyu ñuy dund bokk na ci wàllu courant bi ak yoon yi ni mu mel. moo gën a peuplé yeneen dëkk yi nga xamante ni am na ndox ak courant ak tali yu normal ñun amuñu ndox amuñu tali bu normal transport amu fi yaa ngi dégg te yooyu yëpp yaakaar naa ne ñun ay citoyen la ay doomu réew mi lañu. est-ce que tey ñun courant bi da ngay gis fii li day tëb ay këri kër te duñ ko am na roq yoo xamante ni agression mi ngi fay am. parce que leerul amuñu télé bu normal aussi. ñi nga xamante nag doon nañu wane seen naqar génn ci mbedd mi nee nañu lii dañu bëgg mu dakk ndaxte bu fekkee ni dakkul ay fan yu néew dañu génn baare tali bi. niñ ko waxee woon sànq procès en appel bu Khalifa Sall maire bu Ndakaaru procureur général bu cour d'appel bu Ndakaaru nag moom jàpp ren li mu jàpp rek mooy la ñu njëkkoon atte ca caisse d'avance ba loolee la téye lu soxal nag délibéré bi jëm ci procès en appel bi kon ñu ngi koy xaar fanweeri fan ci weeru août bii di ñëw ti jamono joojee ñi nga xamante ni ñoom ñoo faree ca civil ba ñoom ña ngay wax ay jafe-jafe ñu nemmeeku ci atte bi Maymuna Njaay ci leeral. lu yéeme ab maire boo xam ni dañ koo jiiñ ñi dafa luubal lii liñ koy faral di gis bariwul procureur général bu cour d'appel moo ni waxee moom Lansana Diaby di sàkku ci décision bi nga xam ni jëloon nañ ko première instance ñu daat koy dëggal li mu gis rek mooy débat yi lépp rek dafay ñëwaat ci décaissement kat bu ñu sukkandikoo ci moom loi yi am na lu ñu ci wax te li ñu wax leer na amul lenn luñ ci mën a jéggaane ci biir réquisitoire am moom procureur général teg na ci ne fi mu toll nii parquet neutralité am dafay déranger maanaam coow li bari na waaye dañuy def seen liggéey luñ ci góobee rek gar ko ci bi mu yëkkati ay kàddu jégleel ko juge Demba Kandji moom Lansana Diaby li mu wax rek mooy fonctionnement caisse d'avance liñ ci wax leer na fonds politique yoo xam ni loi bi moo ko fi teg amul lenn luñ ci mën a sikki sàkka koppar yi nga xam ni weer bu jot dañ koy jot ñoom nga xam ni lañ ko jagleel fanweeri million
loolu wax nañ ko ba noppi laataa muy àddu nag waa partie civile bi àddu nañu ñoom li ñu wax rek mooy Khalifa Sall bu fekkee ni dañoo dëggal ni day tëddaat ci kaso bi loolu dafay tekki ni nguuru Sénégal dafa bëgg rek samp délégation spéciale ci mairie bu Ndakaaru ki ko firndeel mooy maître Ousseynou Gueye mi nga xam ni teg na ci ne violation droit bu défense bi loolu la ñu gis ci procès bi moom nee na lii dafa ñaaw yéeme na torop mi ngi sukkandiku nag ci règlement bu UEMOA moom nee na réewu Sénégal li ko dal nii dafa ñaaw mu duppee ko honte maître Gueye du ci yem am na foo xam ni ma ngi fay jël li nga xam ni mooy article 243 bu code général bu collectivité locale nee na ba ci gox yeeg gox-goxaan yi sax am na lu leer luñ fa wax partie civile bi mu daanelee avocat yu percepteur yu maire bu Ndakaaru ñoom it li ñuy sàkku mooy ñu bàyyi seeni client li ñu gis rek mooy caisse d'avance amul lenn loo xam ni nekk na ci loo xam ni dafa lëndëm ñi nga xam ni dañ leen a tuumaal ñu ñëwoon ci tribunal bu Ndakaaru ci bari ci ñoom amuñu lu ñuy wax xanaa kay di xaar décision tribunal bu Ndakaaru verdict boobu nag ñu koy xaar fanweeri fan ci weeru août bi ñu dëgmal. ñu koy jaajëfal bu baax Maymouna Ndiaye ñu wax nag ci wote yi ñu dëkkmal ak parrainage yi jëm nag ci xaati mi nga xamante ne kon ñii di électeurs yi war nañu ko def rek ngir seeni candidat ñu ne nag app bi daanaka 4 weer lay doon laata ñu yegg ci wote yi loolee nag mooy li nga xamante ni moom la ñu jàpp mu Ndiaye Cissé jiite ONG 3D moom nag jàpp na ne loolee daal dana xaw a jafe-jafe bi nag ngir mu dañ faaw rek li nga xamante ni moom mooy fiche yi nag maanaam ñu teel cee taxaw maanaam fiche yi nga xamante ni la ñuy xaatim ñu teel cee taxaw Issa Sall bu PUR moom la mu jàpp rek mooy dina jafe lool lii di xaatim nag bañ a may jafe-jafe ndax dafa jàpp ne nguurug Sénégal mooy jéem a rek kon di forcer askanu Sénégal dañ ci ànd ak Mame Biram Diouf. lu jëm ci collecte signature yi ñeel parrainage bi loole nag dooraguñu ko waaye Issa Sall di xamle ni ñu koy gën a teel a def mooy gën. mooy signature bi ñuy contrôler bu ñuy vérifier ndax Massamba signé na wala Mademba signé na loolu laa na ñoom mënuñu ko te loolu mooy mbir bi. non du question sax jur fraude loolu dafay wane ne parrainage bi ci boppam dañ ko war a seppi sànni ko fële parce que mënut a nekk dinañ ko jéem a nekkal nag parce que fii mu nekk ñu ngi jéem a randatu waxatuñu affaire boo leen waxee affaire de signature sax ñu commencé ñiññi ñoom dañuy wax ay discriminant bu ñuy def ak yu demee noonu léeg-léeg nga dégg ñu ne conseil constitutionnel am na ay outils yoo xam ne moo ko def léeg-léeg nga dégg koo xam ne daf ne non bu ñuy wax signature cam la ngal taxul ñuy wax la ñuy wax ay discriminant donc ñu ngi bëgg a daw ci loolu ñu dige woon dañuy nag ba booba. ministère de l'intérieur noppi sax kon fësal fiche yooyu moo xam support papier mbala électronique laataa sax délai 180 jours ni ko kon yoon waxee. je crois que ministère war na gën a conscient ci loolu fexe fiche yi moom gën a mën a teel bu ñu ko defee en ligne ñi mën ko tirer bu ñu ko mënee tirer dem ci seen xool nan la ñuy ban stratégie la ñuy adapté pour mën a recueillir signature yi donc li ci des mooy dem uti ko mais nañ leen jox au moins condition yoo xamante ni nañ am temps am moyen dem jëli ko nga xam ne day wàññi contestation yi ci processus électoral bi. ndax mënees jàpp ni camp bi féetewoo ci nguur gi moo xam sax APR dafa door ci teel lu jëm kon collecte signature yooyu. ñoom nag xaw ma nu ñu koy appliquer déggoon naa daal ñu naan ay projet financement ak ay carte d'identité. mais tey lu ñu bëgg a dem uti ay signature aussi te jotuñu fiche bi xamuñu fiche bi lu ciy nekk dina jafe ñu mën a def luubal ci mbir moomu parce que booy luubal day fekk nga am fiche bi. mais fiche bi comme te génnagul boo demee itam boo amee signature foo koy def xamagoo fiche bi nu ñuy mel xamagoo lu mu ciy nekk xamoo fu ñuy remplir ak lu ñu remplir. 0,8% lu mu bari 1% ci fichier électoral bi doon li ñuy laaj ñeel parrainage boobee candidat bi fichier électoral googee nag bu ñu ci noppee la ñuy door a xam ci lu leer nit ña nga xam ne ni candidat yi war nañu ko wuti. lu ëpp 2 tonnes yamba la gendarmerie teg loxo ca diwaanu Thiès loole nag gannaaw ab opération bu ñu fa doon amal waaye tamit gannaaw lu yàgg loo xamante ni ngi doon topp loole ndax xibaar bu ñu jotoon la am na nag ñu ca jot a teg loxo bokk na ca benn soxna foofee dañ ci ànd ak Hadiya Talla nataal yi tukkee ci Difcom. jàpp bu am solo la takk der yi daal di jàpp dañ daal di topp benn information ba ñu mën a teg loxo sinébar bu takku ak ñetti nit yi nga xamante ni dañu dugal seeni loxo ci trafic de drogue bi lëmbee diggante réew yi. mu nekk benn groupe boo xam ne ñi ngi leen di topp di saytu seen ay mbir depuis presque 4 at am na sax ñun ci jotoon na jàpp ba yóbbu leen kaso ci kaso boobu sax la ki nga xam ni moom mooy seen njiit daan toll di utiliser ay moyens détournés
malgré taxawaay ak njàmbaarteefu waa administration pénitentiaire fa la daan toll di coordonné. drogue bi nag mi nga daan jugee Mali ay doomam ak ay jarbaatam ñoom ñoo ko daan convoyé pour indi ko ba Sénégal bu egsee ñu jël ko denc ko ci ay kër ak ay appartement yoo xam ne dañ ko luye woon dëkkuñu fa nekkuñu fa waaye drogue bi lañ fa daan denc. gendarme yi fasuñu yéene banque seeni loxo xamal nañ ne rek dinañ def seeni kéem kattan ngir teg loxo bépp nit boo xamante ni dugal na loxom ci réseau bi teg ci di ñaax askan wi tamit ñu bàyyi xel bu baax ci yenn nit yi. waaw enquête bi nag mi ngi continuer pour que képp koo xam ni laal na ci trafic drogue bi ñu jàpp ko su mënee nekk it ñu xool fépp foo xam ne denc nañ fi drogue bi comme ni mu demee woon fii ci Mbour 3 ñu fekk leen fa saisir drogue bi. ñuy rek fàttali population bi di leen ñaax pour que bu ñu gisee ay nit ñu nekk ci seen quartier nekk ay locataire wala yooyu dëkk ci kër lu tollook at te nekkuloo fa da nga fay jaar. ndaw lieutenant colonel Issa Diaky yi dugguleet ñuy daaneel réseau de drogue donte bii moo ci gën a am solo yokk nañ ci dine rek dinañu gën a yaatal xeex njaayum drogue bi si yenn gox yi nga xamante ni dafa jéggi dayoo ñu daal di gën a yokk tamit contrôle bi ci yenn camion yi nga xamante ni dañuy daw diggante réew ak réew. ñu wax ci wàllu njàng mi gannaaw bac bi nag ak ñi nga xamante ne nii dañ leen di ràññee lool ñuy ay ndongo yu xarañ dem sax bañ leen tuddee ay crack ñooñu nag ñu ne fii ci Sénégal léeg-léeg duñu leen topp ba xam rek fu ñuy mujjee ëllëg nuñ leen mën a dimbalee daal ba lépp loo xamante ni ñu ngi koy yóotu ëllëg mu mën a yomb ca ñoom fii nag ci Sénégal ñu ne lu fi jafe la bu nu sukkandikoo ci njiital IAM di Moustapha Guirassy mu yëkkati ci ay kàddu directrice bu enseignement moyen ak secondaire nag moom wax na ci mbir moomee nee na nag du yàgg dana am ab réseau bu ñu tekk ci wàllu woowee dañ ci ànd ak Alassane Ba Thierno Laurent Mendy. ab laaj la bi mu samp moom Moustapha Guirassy at wu jot Sénégal di màggal jëm ci wàllum excellence ay élèves yi nga xamante ni dañuy wane seen bopp wante nag boo xoolee bu weesoo loolu amut benn topp bi ñuy amal ci ñoom li ni mel nag tax ba njiitalu groupe IAM di ñaawlu li ñu ñàkk am base de données. de temps en temps mu am concours général nga gëmloo nit ñi ni gëm nga excellence wante sóoraale woo leen après suñu jëlee seen avion dem wala jët seen bourse xalaatu leen am na yenn réew yoo xam ne du ma leen tudd ñoom xam nañu même su dee duñu ay sénégalais xam nañu dans tel secteur ou dans les secteurs stratégiques africains yoo xam ni ñoom ñoo ci jàng ñoo ci wex de par le monde et am nañu seen base de données kuñ ci soxla de façon précise mu ñu la den jot indi la fay la lu bëri gérer la. bon loolu yëpp lu ñuy gëstu la fi mu toll nii ñun sax ñu ngi xool naka la ñuy def ba créer lu ñuy wax réseau boo xam ne anciens lauréats yëpp dinañ mën a lëkkaloo comme numérique bi mën nañu ko may tey internet bi mën nañu ko may. koppar gu bëri nag nguur gi di ko investir at wu ne wante bu ñu sukkandikoo ci directrice enseignement moyen secondaire général nguur gi xaarut benn retour investissement. ñi nga xamante ne nii état def na loolu ci ñoom li ñuy wax investissement que ñoom it bu ñu jàngee ba am ay lijaasa yi nga xam ne moom lañ doon xaar ci ñoom ñu mën a dellu si seen réew jàppale leen bu ñu dellu si wut itam ci façon bi nga xam ne anam bi nga xam ne la ñuy xalaatee dellu si mooy jóge fële fa ñu nekk ñibbisi am na yeneen anam yoo xam ne mën nañ ci dellu si gestu daal réew mi. Le ministère de l'éducation nationale ses rapports aux enfants day nekk charge boo xam ni dañu war a du jël xaalis rek dugal leen ci ay classe ay table banc yenn saa ci ay abri provisoire nëppal noonu suñu defee ay grève nga nëppal pour rattraper donc su dee loolu moom mooy éducation da ngay nax sa bopp di nax nit ñi. nguur gi nag dafa war a comprendre que ni koom-koom li koy mën a transformer moo di wàllum xam-xam bu ñu sukkandikoo ci Moustapha Guirassy. benn kuréel bu bokk ci NASA fii ci Sénégal ñi ngi fi nag ci ab mission liggéey moo leen fi indi ñooñu nag bokk ca loolee ñuy woowee Nuit Horizon ñoom nag dañu fi ñëw rek ñoom astronautes yooyu nekkit ay astrophysiciens li leen fi indi nag mooy rek gën a mën a xool li ñu duppee kon planète Pluton bokk na ci planète yi nga xamante ne kon nemmeeku nañu ko ci àdduna bi ndax bu ñu ne suuf si mooy fi ñu nekk ak yeneen xeetu planète bi nag Pluton la diggante kon ñetti fan lay doon jàpp ñeenti fan ci weeru août bu ñu ca jógee tamit dana am leneen loo xamante ne daanu ko séntu kon ci jaww ji ñooñee ñu ràññe leen ci ñuy dem fu sori fu gën a sori sax ci jaww ji ñu teewlu ci Mary Teuw Niane mi leen dalaloon. loolu dafa am loo xam ni danañ ko gis ci diggante ñetti fan ak ñeenti fan ci weeru août diggante boobu ndax loolu dana jaar suñu diggante
ak benn biddéew jaar boobu nag dana tax fii ci suuf si te Sénégal moo ci gën a jekku ñu teg fi lu tolloog 21 télescope ngir jublal ko ci asamaan si loolu suñu ko seetee danañu xam moom nan la tëddee est-ce que benn xeer la est-ce que ñaari xeer la nan la rëddewoo ci asamaan si ba weeru janvier mission boobu dem danañu ko mun a natt bi nga xam ni dana ñëw jege loolu bu baax a baax ngir mu mun ñu indil ñun ñi nekk fii ci suuf si xam-xam bu am solo ci xeer boobu walla ñaari xeer yooyu loolu nag maa ngi gërëm bu baax boroom xam-xam yi jóge États-Unis te Marc Buy jiite ko te ñu ñëw fii ànd tamit ak boroom xam-xam yu jóge France ànd it ak mu nekkoon jëriñ ji dénk njàng mu kawe mi ñu dem ba Mali fekk ji fa sunu naataango Ibrahima Kane Ibrahima maa ngi lay dellu nuyu. maa ngi lay fay Fatou Kiné Deme. Ibrahima fu nu toll ak tendance yooyu résultat yeeg wateeg faluk njiitu réew bu Mali. waaw ba léegi fi ñu toll Fatou Kiné mooy xaarandi proclamation résultat provisoire yi élection yi nga xamante ne amal nañ ko démb. résultat yooyu nag ñi ko war a xamle du ñenn ñu dul administration territoriale. jamono ji ñuy wax ak yéen nag commission nationale bi nga xamante ne moom mooy wàññi xob yi ñi voté yëpp ci Mali wërngal këpp ñu nga ca ministère boobu di amal liggéey gi sànq jot nañu jokkoo nag ak ki nga xamante ne moom moo yor wàllu communication ministère administration territoriale Fata Maïga lay wuyoo lim ñu xamal nag moom mooy loi électorale bu Mali may na ministère bi délai wu juróomi fan ngir nag mu joxe résultat provisoire yooyu maanaam gën ngaa yéex vendredi dinañ xam résultat provisoire yooyu mën na am tamit ñu publier ko suba wala ginnaaw suba waaye vendredi daal gën ngaa yéex dina génn loolu la ñu xamal bu ñu demee nag ci quartiers généraux yi maanaam première tendance yi xam nga ñu ngi ko doon wax depuis démb ñetti candidat daal la ñu jàppagum mu di Soumaïla Cissé président sortant bi IBK ak Cheikh Modibo Diarra seen quartiers généraux yi nag ñoom lenn rek la ñu gëm moom mooy élection yi mënul jeex ci premier tour maanaam ñaareelu tour foo jaar dinañu ko am. jërëjëf ma ngoog fuñ jaar kon ñaareelu tour dana am foofee ca Mali tàggat yaram lamb ji Eumeu Sène buuru lamb ji ci jamono ji may waxe ak yéen ay laaj samp muy nag janoog moom dana yomb am déet ci mbëri ñu ne revanche mënta ñàkk waaye am na ñoo xamante ne neneen la ñu gisee seen i kàddu ak Cheikh Sadibou Diarra. mu ko jëleen dafa relancer waat combat bi. ba pare day mettre en valeur yeneen combinaison yi day mettre en valeur mbër yi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam parce que ñoom it léegi dañuy bëgg a dal ci kawam kon ce qui veut dire que làmb ji ubbeeku waat na d'après bi Eumeu Sène doon roi des arènes. man avenir boobu ma gis mooy que xëy na dina baax lool ci Eumeu Sène mi nga xam ni roi bi mu nekk arrangé na ko par rapport à sa carrière mais du baax ci lutteur yi nga xam ni déjà balaa may dem feneen Pikine. ma ngoog foofu la ñuy tàggatoo mbokk yi sant leen gërëm leen bu baax a baax ci kanam tuuti 20h Sara Cissé ak xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf